أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله سهيرا mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci seen émission Ulil Albab tey ñu amaat mbégte di dajawaat ak koo xam ne waxoon nañ ko ci yoon wala passé ne du ku ñuy présenté muy Mame Makhtar Gueye bu Jamra tey ñu di ko dalalaat ci suñu émission Ulil Albab di ko sant di ko gërëm nag ci waxtu bi mu ñu xajal ndax jot amul macha allah xam naa du ñu def lu dul bàyyi ko rek mu nuyoo Mame Makhtar Gueye ñu ngi lay dalal ci émission Ulil Albab. waa kay jërëjëf borom turu màgg bi. Seydi Mouhamed. macha allah. di la ziar ci bés bu tedd bi mu tombel mu di juma mubarak. macha allah xam naa di jiital ci nuyoo bi rek seen mboolem téléspectateur yu Medina TV. te di am yaakaar ne laaj ak tontu yi ñu fas yéene seq ci simili yi dinañ ci jariñu ñoom ñi ci plateau bi kazalika téléspectateur yi ñuy seetaan incha allah. macha allah. barakallahu gannaaw loolu yëpp tey jii ñu ngi fas yéene suñu laaj bu njëkk ci Mame Makhtar Gueye muy gàmmu gi ñu génn doon màggal juddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu bëri coow lool bëri ixtilaaf mooy wuute ñii ne war nañ koo def ñii ne waruñu koo def waaye ànd ak loolu yëpp am na ay message yoo xam ne xalif généraux yi nekk fii ci réew mi joxe nañ ko ci pour njaboot gi jëfandikoo message yooyu ñu doon la laaj Mame Makhtar Gueye en tant que ki nga xam ne yaa yor kàddu ONG Jamra di organisation islamique ngeen am ci wàll am ci cër ñu doon la laaj sa gisin ci mbir moomu nga xam ne mu ngi am ci réew mi jur coow lu rëy macha allah. ban mbir bu am jur coow ñi gàmmu ñi gàmmu. waaw. waa xam nga yàlla dafa dogal lu demee ni gàmmu lu demee ni di màggal yi tamit bésu yowmal ashura di bés bu njëkk ci atum jullit yi lu demee ni tabaski yooyu yëpp suñu borom ci woyofal gi mu woyofal diine ji parce que dafa wax ne ci suratul baqara dafa ne laa ikraha fi diin alors yooyu yëpp yàlla dafa dogal du ay farata ay sunna la kon nag màggal guddi ngën ji bindeef sa turandoo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baax na lool 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 waaye nag ci kaw ku ci nekk def ko sa kéem kattan waaye nag dafa tombé atum daaw ak atum ren dëkk bi jànkoon teg natt bu diis a diis mu di mbas mi waaw këru diine bu ne nag ak ni nga ko gàttandoo ba tax na ñiy jàpp nañu ne bu ñu respecté loolu tubaab di wax mesure barrière te way kër docteur yi sas ko ñëpp mu di moytu saafonte yeeg accolade yeeg poignée de main yi ak masque gel hydroalcoolique ci jàpp ne xëy na diisul ci yow te mën nga ko sàmm en même temps ngay doxal gàmm walilahi alhamdu waaye ku jàpp ne xëy na mbooloo mi nar a ñëw takk na takk boo xam ne pour fexe ñëpp sàmmonteeg loolu mu jafe lay dem defe naa moom la xalifa sëñ Babacar Sy Mansour def dafa ne daal fu waay mën a toog yaag sa njaboot di def ay jëf yu moo xam ne jàng alxuraan wala di ay istixfaar wala zikr bu mën a doon wala tamit salaatul faatiha bu mën a doon ngir màggale ko borom bés bi nu waay mën a def rek mën nga toog sa kër def ko waaye mbooloo bi moom nañ ko muñ ba beneen macha allah waaw loolu moom gisinu tamit lislaam la parce que il fàttaliku ne jamono bi fi taw yu metti dalee ci kaw réewum arab yi fekk lislaam yi nekkoon ci ay jéegoom yu jëkk yi taw yu metti lool ba jur yi lorange Seydina Mohamed taarix kat yi jottali nañu ni gis na Bilaal bi ne ko julli jot na mën nga nodd comme que jumaa Medina li ko wër yëpp ndox la te bëgguma amee benn sa mbokk bi àq boo ñëwee ba wasalaatul ayuni mina nawm
buñ ko soppi nga daal di ne leen defe naa di nga ci mën a gàgganti sallu fi buyutikum waaw nee na mën ngeen julli waaye na ngeen julli fa ngeen nekk gis nga ne ni islam woyofe dëgg la suñu borom diisalul dara xanaa ñun ñi ne ci jamono ji rek ñoo fi nekk di ci yokk lu ci bokk la lu ci bokkul di ko diisal alors donc gis nga loolu Seydina Mohamed def di acte bu am solo nee na julli jot na nga mais comme que boo ñëwee dana ànd ak loraange te l'islam bëggul kenn loru alors nee na kon fa sallu fii buyutikum mën ngeen toog fa ngeen toog ci julli kazalika màggal yi tamit guddi ngeen ji min def yi tamit comme que moom sunna la rawatina sax sunna la waaw kon nag këru dina bu ne ak sa jàngat bu fekkee ñiy jàpp nañu ne taalibe yi dinañ mën a sàmmoonteeg mesure barrière yi te war nañoo mën a màggal te màggal yi bu dee nag gàmmu la xalifa bi jàpp ne daal li gën mooy ku nekk toog fa nga toog màggal bés bi te defe naa nit ñi sàmmonte nañu ak loolu ba gàmmu gi jàll na ci anam bu rafet macha allah màggalu Tuubaa gi tam jàll na ci anam bu rafet te mu ngi mel nii suñu borom kontaan na ci ummatu islamiyya bu Sénégal parce que dama dégg ci suba ministère de la santé di wax ne cas yi wàcc nañu bu baax a baax macha allah bakkan yi daan rot daanaka toog na ñaari fan dégg ñu benn bakkan bu rot macha allah kon nag mu ñu du rek gërëm sant yàlla ñaanal yàlla suñu kilifa diine yëpp macha allah ku ci nekk fa nga toog yàlla la yàlla taxawu jàppale la amiin amiin ñor ci seen i fan te mu ànd ak wér amiin amiin te ñu ni taalibe yi yàlla defal ñu dégg ak topp incha allah amiin amiin macha allah muñ la déggee dafa mel nii wax dëgg yàlla kilifa yi moom ku ci nekk seet nga nu mu gën a rafetee nga defee ko noonu tàggat ci njaboot gi itam ndax ni nga ko waxee ku nekk mën na ko defee këram mën nañ tamit dajaloo def ko si kaw di respecté li nga xam ne waa kër docteur wax nañ ko macha allah waaye ñi nga xam ne ñoom dañu taxaw temm rek ci ne gàmmu moom kenn waru koo def ndax bidaa la. waaw mais ñoom libre nañ ci wax loolu waaye xam nga diine dafa nekk loo xam ne du xalaatu ak bakkanu doomu aadama moo ko nas da ngay naan bidaa la ndax téere sàngam nee na bidaa la wala nga ne bidaa la ndax addis sàngam tere na ko bidaa la ndax aaya sàngam alxuraan tere na ko waaye bidaa la ci sa làmmiñu bopp ci sa bakkanu bopp ci say xalaatu bopp say idéologie bopp loolu dafay des waaw moo tax ba tey ñu ngi leen di déglu rek pour ñu génnal ñu aaya bi wala addis bi buñ ko defee rek man ni maay jëkk a dem adhéré ji ci boobu kàddu macha allah macha allah macha allah am na solo ndax dañu ne ci diine joo xam ne suñu borom daf ko organiser ba nga xam ne kenn amatul sañ-sañ wax lu la neex parce que lépp suñu borom tënk na ko bind na ko dëgg la dëgg la kon nag ñoom bu ñuy indee masala bi ak dégg nga ni ngeen koy waxee yéen ustaal yi dalil yi waaw yi wane ne l'islam dàq na ko su boobaa man ñi maay jëkk boycotté gàmm waaye ba léegi bidaa la yemale ko sa làmmiñu bopp yow yaay kan yàlla la yónni wala kan la yónni waaw indil ñu firnde yi ba ñu ko indee ñun taalibe yi ñu daal di ngoy ci la nga wax rek macha allah mais en attendant suñu borom ci boppam bu ne inna allaha wa malaikatahu yusallu ala nabi waaw nee na man mii nga xam ne maa sàkk lépp ak samay malaayka sax ñu ngi sargal jëmm ju tedd ji kon nag yaa ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman kon yéen itam maa ngi leen di sas ngeen màggal jëmm ji parce que man maa ko bind ba noppi kontaan ci moom ci jikkoom ju rafet ci taaram ak ci melokaanam ba bëgg naa lépp loo xam ne bind naa ko ci univers bi ñu sargal ko parce que lépp lu ma bind ci leeram laa tibbee bind loolu muy jinne yi muy malaaka yi muy géej gi muy asamaan si muy jaww yi waaw ndéem suñu borom moo wax loolu ci moom waaw ñun jaam yu ñàkk solo yi ñu naan bidaa la kon day ki jëkk jëf jëf bidaa mooy suñu borom dëgg te loolu yoon si yàlla musal yaan si yàlla musal macha allah barakallah bu ñu la déggee mel na ni wax dëgg yàlla lépp lu nit di wax rek daf ko war a teg ci texte yi nga xam ne moom mooy alquran wala xadisu yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye warul nekk rek loo xam ne bakken la wala nga ñàkk ci am gisin ba tax nga bëgg ko bidaal wax dëgg yàlla dafa war a tegu ci xam-xam macha allah nga wax ñu borom bi subhaanahu wa taala ci boppam moo njëkk a màggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam
moom ak ay malaykam ba pare ne képp ku gëm na nga màggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci julli ci moom waaye yonent bi si boppam sax moom desu ci ginnaaw ndax moom moo ko njëkk a defal boppam ndax daan na woor bésu lëndi bañ ko laajee mu ne zaaka yawma wulidtu fiihi wa unzila ilayya fiihi li tax ma di ko woor ca laa juddu muy bés boobu te it ca la ma yàlla yónni kon moom macha allah barakallahu imam Makhtar mu amaat beneen coow boo xam ne dégg nañ ko fan yi muy israéliens yi nga xam ne dañoo bëgg dugg ci conseil yu union africain ñu déggoon Jamra am si taxawaay bu am solo lan moo nekk ci biir contenu bi. waaw d'abord damay gërëm son excellence Safwat Ibrahim di ambassadeur bi fi toogal réewum Palestine fii ci Sénégal bi nga xam ne diiru juróom-ñaari at yu fi nekk yëpp soppiwul dara ci doxalinu ki ko fi jiitu lu mu yëkkati rek boole si jàmm te li waral loolu lu simple la mooy li ñu fiy samp comité al-Quds ci réewu umma islamique yëpp yàlla dafa dogal bi ñu ko fi sampee fii ci Sénégal ci atum 1989 Abdoulatif Guèye rahmatullah alayhi moom la ñu jagleel poste vice président bi. Macha Allah waaw kon nag cër bu mel noonu duñ la ko jox ba noppi. dëgg la si ay naw la jullit nekk ci ay jafe-jafe nga toog ne nen ma rek mel nii sama yoon newu ci. yàlla dafa dogal bi Israël jógee di lal yi pexe pour dugg ci biir kuréelu boobu nga xam ne moom lëkkale juróom fukki réew ak juróom yu Afrique xel yi dafa tàmbali te li ko waral lu simple la ñu di ex fondateur Union africaine dafa sas képp koo xam ne membre na ci wala koo xam ne candidat nga pour ñu copter la comme membre observateur texte yi daf la sas nga sàmmonte ak loolu ñuy wax le respect de la liberté des peuples à l'autodétermination maanaam sañ-sañu peuple bu nekk na nga ko sàmm ci kaw ñu am droit am seen moomeelu bopp am seen souveraineté bopp te Israël yàgg naa di jalgati loolu. La preuve Cisjordanie Gaza ak Jérusalem Est ba tey mu ngi fa teg tànkam te dëkku jàmbur la te dëkku jàmbur la Palestine la bokk alors kon nag moo tax réew yu bari jóg dal di ne lii président Union africaine def di Moussa Faki Mahatma dafa jéggi dayoo ndax dañ ko jiital mu nekk président kuréelu Union africaine waaye tekkiwul ne moo yore kàddu ku ne voilà kon waroon na woote assemblée générale des chefs de la conférence des chefs d'État ne leen Israël day moo fi yónnee bataaxal bi ne dafa bëgg ñu jël conservateur ñu waxtaane ko démocratiquement bu ñu paree ñu voté ba xam ci juróom fukki ak juróom ñaata ñoo d'accord ñaata ñoo contre waaye fekk ko ci xëy na daal def loolu tubaab di wax décision unilatérale maanaam doyloo xelam doyloo xalaatam doyloo bakkanam daal di décider moo tax mu jur coow alors moo tax nag ñun ñu ngi gërëm réew yi nga xam ne fippu nañu bokk na ci ñi leen jiitu Afrique du Sud ndax lii Palestine di dund tey Afrique du Sud bu yàggul rek la ci la ko yàlla teggil nattu bi ndax apartheid bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko Afrique moo jiite fippu bi ñu ngi ciy sant tam réewum Égypte moom tamit nee nañ ànduñu ci réewum Algérie nee nañ ànduñu ci Ghana ànduñu ci sans compter bien sûr suñu mbokk waa Mauritanie ñoom ñëpp nee nañ daal nañ ko waxtaane na am daje spécial ñu discuter ko waaw moo xam dañuy mujj d'accord ci nii wala ca naan waaye benn nii rek amul droit jóg rek def alors loolu tax nag bi ma ambassadeur bi woowee ma ne ko li gën dëgg la yow ndaw réewum Palestine nga waaye yoon may na la information bi nga xam ne dafa nekk lu kenn warul a caaxaane ñu yaatal ko askan umma islamique bi ñu ci war a jot mujj gi nag mu ne daal kon li gën daal nañ def conférence de presse ma ne ko d'accord ne ñu daal def conférence de presse ci maison de la presse di gërëm tamit ñoom Arfan Faye nga xam ne Arfan Diouf nga xam ne ñoo formé kuréel googu ñuy wax ANCP Alliance nationale pour la cause palestinienne te daje bu mag bi ñu defoon le 21 mai bi passé ñoom ñu am ci taxawaay bu am solo
ba place de l'Obélisque keroog kenn xaju ko dañuy naqarlu bombardement yi alors moom itam mu nga toogoon ca conférence de presse ba message ba jàll na am naa yaakaar ne président de la République parce que seetaan nañu seen toogaay ndax fële ñu doon waxtaane mbir mi te Addis Abeba en Éthiopie coow la bari woon nañu lool ba dañu obligé dugal ko ci ordre du jour te ñoom leneen moo leen taxoon a daje moo tax ma ne ambassadeur bi bu yemoon fii sax ndam la comme que dugal nañ ko ci ordre du jour yi mu nekk ci ponk bu am solo bu yemoon foofu rek ndam la alors ci laa profité nag ci turu Jamra daal di gën a ñaaxaat président Macky Sall maa ngi ko koy yeesalaat fii mu di ñun Sénégal amuñu droit def erreur ci suñu taxawaay diggante Israël ak Palestine li ko waral moo di dafa am lu dox suñu diggante ak ñoom te pour firndaal ko ci atum 2017 Jamra dafa defoon marche bu mag a mag ginnaaw bi ñu préfet joxe autorisation fii ci avenue de la boulevard Général de Gaulle ndax booba suñu mbokk jullit ya nekk Birmanie waaw ñu ngi ne woon ci fitna bu méttee métti sax rëy yu ñaaw yoo xam ne extrémiste bouddhiste yi ñoo leen ko doon teg ak yu mbugal di rëy ay jigéen yu tollu diggante ay xale ay mag ak ñëpp di ko naqaru Jamra ne nag ñun du ñu toog nag umma islamique du Sénégal du ñu toog di fëgg suñu dund naan téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak juróom ay jullit lañ alors ba nekk suñu ay mbokk jullit nekk ci fitna te kenn du ñu dégg alors yàlla dogal ñu def marche bi mbedd mi fees dell mu nekk ndam lu rëy waaye ba ñu eggee ba def suñu déclaration finale am benn journaliste bu posé question ne ma waa mais monsieur Guèye Birmanie ni mu soree nga xam ne mu nga nekk fële ci biir Asie du sud-est asiatique 11 000 kilomètres du Sénégal est-ce qu'il y a pas de priorité ma ne ko juum nga waaw juum na Birmanie sori na sur le plan géographique waaye ñoom jege nañu parce que ci umma islamique bi la ñu bokk dañuy fitnaal les Rohingyas la minorité musulmane de Birmanie dañuy wax comme ñun ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wallahi ñoo ko bokk kon nag donte le sori nañu suñu ay mbokk lañ pas mbokk par force ci wàllu deret waaye mbokk ci wàllu pas-pas waaw suñu mbokk pas-pas te loolu digle suñu borom la innamal mu'minuna ikhwa li lépp ay mbokk la wallahi voilà ma ne nag de la même manière loolu moo dox suñu diggante ak Palestine Palestine nañu à 5000 kilomètres du Sénégal waaye umma islamique bi benn bopp la waaw mel na ni jëmmu golo léeg-léeg ma dégg ulama wu tafsir di joxe boobu exemple nee na genn gi gudd na waaye foo ci laal rek mu yëg korom yëpp waaw noonu la umma bi mel na alors moo tax nag maa ngi yeesalaat fi ne Sénégal amul droit def erreur ci dossier benn bi ndax ba guerre ba jolle takkarnaase en 1967 Israël tenir tête à tous les pays arabes dóor leen ay dóor yu metti ba teg loxo Cisjordanie Gaza ak Jérusalem Est le premier président de la République du Sénégal di Léopold Sédar Senghor def fi jàlloore bu rëy dontele bokkuñu ak moom diine waaye nee na palestinien dañ leen war a taxaw ci wàllu bu dee ci wàllu droit de l'homme kese rek kenn waru leen seetaan dëgg la alors ay naataangoom bokk na ci président Ahidjo Diop bu Cameroun bokk na ci Mobutu Sese Seko bu Zaïre ak moom ñoo jóg créé lu ñuy wax le comité des sages africains pour la promotion de la paix entre Israël et les pays arabes Senghor donte le du jullit mais xalaat bu rafet bi comme que ci moom la jógee gars yi jël ko porté ko à la présidence de ce comité là mu jiite ma ne ko loolu ba léegi ñu koy waxtaanee ci àdduna taxaw boobu Sénégal taxaw ba Senghor moo jiite délégation bi seeti woon le premier ministre israélien di jigéen madame Golda Meir ba ñuy yadda ko ba mu delloo ci xelam ba am na ay premier retrait de territoire yu tàmbali woon ca jéego yooyu la ko yàlla dogal muy benn ma ne ko président Macky Sall amuloo droit def erreur ci dossier bi deuxième raison bi moo di Sénégal moo nekk le premier pays d'Afrique noire bu fas fitam alors que Israël dafa doon diaboliser Palestine naan c'est des terroristes ñun ñoo fi jëkk teeru en visite officielle le leader charismatique palestinien
di rahmatullah alayhi Yasser Arafat en 1977 premier pays africain. Sénégal yemul ca loola at ba ca topp 1978 ñun ñoo fi jëkk a jox une représentation diplomatique à la Palestine. yeneen réew Afrique yi doom ñu toppandoo waaye ñun ñoo fi jëkk a ubbi ambassade jox ko Palestine. macha allah Senghor yemul ci loola mu jël passeport diplomatique jox ko Yasser Arafat parce que boobu réew yu bari ñu ngi ko daan xatal neen ko amoo visa amoo na ñu jox ko passeport diplomatique. kon nag yooyu yëpp bu fa Sénégal jaar ba mu waral que chef d'État yi fi jaar yëpp Nations Unies jox leen ndombal tànk bu am solo mu di la présidence du comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Senghor yore na ko fi ba jóge fi kon ñu bàyyi kook Sénégal rek Abdou Diouf ñëw jël ko continuer ko ba mandaam jeex Abdoulaye jël ko ba mandaam jeex yow Macky Sall léegi yow yaa ko yor kon nag boo yoree cette autorité morale la sa kaddu dafa am solo moo tax ñu ngi sant yàlla ka la teewaloon sa conférence Addis Abeba bi daanuwul ci ndëgg sërëx ba Israël teg parce que am na réew yu bari dañu gëm rek jébbalu ji ne ayca nañ ko jox statut observateur waaye Sénégal neewul waaw neewul déet waaw ñu lay ñaan nag li ñu dégg ne ka fa toogal waa Sénégal moo ko wax ñu jëfee mooy comme que la conférence des présidents des 55 pays membres dañu war a daje dans 2 mois donc en janvier pour gën ko waxtaani na Sénégal mooy foofu rek na ko chef d'État yi waxtaani parce que Moussa Faki Mahatma amul droit ci coobare boppam te cër lañ ko jox rek nommé ko président de l'Union africaine amul droit ci turu 55 états mu jël décision bu grawee noonu te Israël dafa am taxawaay bu safaanoo ak texte fondateur Union africaine texte yi ne que bokk na ci membres yi war a sàmmonteel mooy le respect du droit des peuples à l'autodétermination te Israël respecté wu kon nag na Sénégal ngoy ci loolu te bu ñu yàlla yóbbee ci jàmm ci janvier ñu ngi ñaan représentant Sénégal yi ñu am fa taxawaay boo xam ne kenn du ci am gàcc waaye mu nekk vraiment ndam pour ummatul islamique yëpp incha allah. am na solo ban intérêt la Israël am ci loolu. Israël day li wër ba wër mooy lu waay gàtt xam-xam di nga xam ni pexe caay-caay la ci jublu ndax moom xam na ne Afrique am na une écrasante majorité defe naa presque 35 pays yoo xam ne dañu taxaw temm pour que Israël ñu jox ko ak xam ak yellefam parce que léegi presse occidentale bi dans leur écrasante majorité nga xam ne ñaare dañu daan xaw a jeng di faral Israël ñoom ñëpp nangu nañu ne que guerre bi bu defee juróom-ñaar fukki at ak ñett 73 ans dara walulu ko parce que Israël dafa occupé de manière illégale suufu jàmbur particulièrement Cisjordanie Gaza ak Jérusalem Est ba noppi nag lu ONU voté ci ay résolution mu violé ko Israël voté na violé na résolution 192 violé na la résolution 242 violé na la résolution 338 violé na les accords de Camp David bi nga xam ne États-Unis moo doon dox tànku jàmm diggante Israël ak Palestine en 79 Israël violé na les accords d'Oslo 1994 alors donc ba tax na plus de la moitié des États membres de l'Union africaine nee nañ kii tooñkat la daal di taxaw temm jàppale Israël Palestine ñu jox ko ak xam ak yelleef loolu nag dafa ub boppu Israël jéem na fexe di leen rocci kenn par kenn ger leen pour dégg nga yokk nombre de pays africains yi ànd ak moom waaye pays yi ànd ak moom ñu néew la ñu mel ni Congo yi ñoo xam ne teg gàcc Afrique rek lañ fi nekkee waaye ba tey néew na Israël lu mu def nag mu ne naa fexe fa ñuy dajee ma dugg fa même bu fekkee aw ma fa kàddu observateur rek laa fa waaye dinaa fexe yaatal sama influence dégg nga yaatal sama géew de sorte que africains yi bu fekkee jubootuñu sur la cause palestinienne rek wóor na ma ni man Israël définitivement dina am ndam ci Palestine ndax xam nga lu tax
boo xoolee les 192 états membres des Nations Unies yi nga xam ne ay soxla àdduna bi yëpp fa lañ koy vootee di ko waxtaanee di ko fa discuter le tiers des votants ay africains lañ. d'accord Israël ñooñu la bëgg a am nag def ci gafagaam pour que caay-caay ak njubadi gu mu defati rek buñ koy voté aux Nations Unies daf koy wóor ne le continent africain ànd na ak moom. parce que membre observateur la ci ONU loolu la bëgg. moo tax ñun bañuñu mu nekk membre observateur waaye monsieur le président de la République monsieur Macky Sall yow mii le président du comité des Nations Unies pour l'exercice des droits du peuple palestinien neel Israël d'accord dafa bëgg a dugg d'accord mais y a des préalables mooy na sàmmonte ak texte OUA yi Union africaine mu di dëkk bu ne war nga respecter sa moroomu dëkk ci àq ak yelleef gi mu am pour am sañ-sañ ci suufam moom na mu ngi jàpp suufu jàmbur teg ci ay loxo loo xam ne depuis seen jamono maamaat yi ba léegi noonu la taxawaay boobu la Israël am te bu Israël fàtte ne suuf suñ ko abaloon la maa ngi profité tënk ko tuuti pour suñu mbokku téléspectateur Medina TV xam ko ci gàttal ay wi Israël Palestine mu ngi tàmbali bi deuxième guerre mondiale jeexee en 1945 parce que 39-45 la guerre boobu la ko mandargaal ku ci nekk ci ñun lu sa alluwe gàtt xam nga ni Israël kii nu mu tuddati l'état hitlérien juif la doon bañ a gis muy naaru yawut wax na bind seeni théoriciens yi bind nañ ci ay livres yu bari naan du xeet bu set xeet bu baax bon la ratatat seen jikko baaxul loolu moom du ma ci dugg doom def nañ ay bind yoo xam ne ku ne gis na Israël ne foo leen gisati un juif fa nañ ko faagagal ñu jàpp ci plus de 2 millions et quelques à travers toute l'Europe tàmbali nag di organiser des meurtres de masse ñun ñëpp dégg nañu chambre à gaz yeeg four crématoire yi bi yàlla dogalee les forces alliées am ndam ci Hitler ba gagné guerre bi waaye boobu nag yàlla dafa dogal survivants ya ñu récupéré foofu ca chambre à gaz yeeg yooyu mbootaayu réew yi xamuñu nuñ leen di def ñu nekk kon ay survivants amuñu fu ñu dëkk noonu la histoire bi demee amuñu fu ñu dëkk Nations Unies ne nag nañ leen utal daluwaay ñuy làmb ba gis ne Palestine yaatu na alors Nations Unies daal di proposer à la communauté internationale ñu daal di partitionner la terre de Palestine en 3 états un état arabe un état juif te Jérusalem ñu bañ ko laal li tax Nations Unies ne bu kenn laal Jérusalem ñoom bañ nañ ba tuddee ko la ville 3 fois sainte parce que yàlla dafa dogal 3 grandes religions révélées yépp am nañ fa cité religieuse effectivement le christianisme avec le Saint-Sépulcre mooy fi ñuy denc fi ñuy wax ne fa la ñu denc malaan bu mujj bii Seydina Insa soloon le judaïsme avec le mur de lamentation et l'islam ak le 3e lieu saint de l'islam Masjid al-Aqsa mooy bërëb bu tedd ba nga xam ne suñu borom bañ na ko ba utal ko saar spécial muy suratul Isra ndax suñu sang bu tedd bi Seydina Mohamed fa la defoon mihraj bi xam nga fa la déparé booba waxtu juróom yi juróom fukki rakk la waaw Seydina Mohamed nag ci yërmandeem mu ne maa ngi dem négocier ji ndax lii suma xeet attanuñu ko c'est une longue histoire xëy na ñoom oustaz Mohamed Gueye mën nañ ci def émission ba yàlla defal ko li mu bëgg ñu def ko léegi juróomi waxtu la foofu la ko defee mu nekk nag bërëb bu tedd boo xam ne dafa bokk ci les lieux saints de l'islam parce que moom moo nekk en 3e position ginnaaw Masjid al Haram jumaa ja mag ja nekk biir Makkatal Mukarrama Masjid al Nabawi muy jumaa ju mag ju tedd ba nekk Medinatul Munawwara te sang bu tedd bi tëdd fa 3e lieu saint bi di Masjid al Aqsa mooy foofu mihraj yi amee foofu Seydina Mohamed jiite na fa kullu yonent yi dëgg la parce que mooy seen patron suñu borom moo ko jox grade boobu dëgg la non seulement seydil awalina seydil axirina xaatimu nabiyina yow yaa tëj
défilé bi waaye nee na ko wa imaamul mursalin yaay seen patron fa la leen njëkk a jiite voilà foofu mooy 3e lieu saint de l'islam. Nations Unies ne kon Jérusalem bu mu bokk ci pàccoo bi nañ ko bàyyi mu am un statut international. ñëpp dafa gis seen bopp. alors léegi nag chef d'état américain yi fi jaar yëpp daal di respecté loolu ñu ne kon nag nañu continuer négociation Israël ak Palestine en attendant ñu daal di d'accord si lu ñu wax un accord à 2 États voilà mooy ñu d'accord ne suuf Palestine léegi comme que li am na ba noppi te mënuñoo jàpp ban Israël yëpp tuuri leen géej kon nañu dëkk fi ñu dëkk te tudd Israël nañu bàyyi Palestine yi fa ñu nekk mu tudd Palestine waaye Jérusalem nañ ko bàyyi mu am un statut international parce que ñetti diine yëpp a nga fa mu nekk lieu de pèlerinage kenn moomu ñëpp a respecté ko waaye bi Donald Trump ñëwee di taafantaloo ne dafa defoon benn promesse de campagne à l'électorat américano-juif que dina leen delloo Jérusalem ñu def ko capitale ci loolu daal la sukkandiku ne diggoon naa leen ko foog ma sàmm sama kàddu jékki-jékki rek mel ni lu mu doon na ci ay waajuram en 2016 mu ne Netanyahu voilà la ma waxoon a ngi nii alors Jérusalem a ngoog yéen a ko moom Israël profité ci rek xaatim kayit yi rek daal di ko def capitale officielle de l'État d'Israël mooy xeex bu metti bi amoon ci début d'année bi janvier février mars tey bakken yu bari rot alors moo tax nag léegi même presse internationale bi nga xam ne ñaare dañu daan sax xaw a jeng di faral Israël dem nañ daal ba nangu ne ndekete yoo guerre bi li tax mu def 73 ans c'est parce que Israël moo occupé de manière illégale Jérusalem Cisjordanie ak Gaza en violation de toutes les résolutions des Nations Unies yi ko jox tort ba pare di piétiner les droits les plus élémentaires du peuple palestinien kon nag li daal palestiniens yi metti na yow da nga newoon sa kër rek benn waaye taw bi sonal ko ci mbedd mi rek amul fu mu seelu yow Mohamed nga dawal yërmande rek ne ko yow mu ne woo man maa nga jëm ba Kër Massar wala Guédiawaye te taw bi kenn xamul kañ laate nga ne ko kaay am na pantre bi kenn new fi kaay fii ci perang bi ba taw bi sa mu nga fanaanal ko ci perang bi mu xëy ñi biwul te taw bi sa wet mu ne la daal dama xaw a sonn ndax mën naa fanaan ci pantre bi comme que pantre bi xale yi nekk ñu nga bàyyi ko mu fanaan ca pantre bi xale yi dañu demoon seen kër maam xëy na dal di ñëw bëgg a dugg seen néeg waa ji commencé di leen fa xatal ba xale yi ñëw di fanaan ci perang bi moom muy fanaan ci pantre bi nga daal di jóg nag ne saa waay lii lan la mu indi la histoire yow nga defee ne jeex na mu daw ooy ay mbokkam mais Mohamed day moom a fitnaal parce que ka nga xam ne moom moomoon suuf si avant Mohamed di fi tabax moom wax na ma ne am naa fi ay sañ-sañ jaxase ay wax jaxase ay affaire yeneen yi dëkkandoo yeneen ni quartier ñëw wàllu si ko ci wàllu parparloo ak i waaso coow li jib Mohamed di défendre suufam ñooñu sotoo ko boole ko ak doomam ak i bagaasam dàq ko ci biti waajam moom kër ga waaw wallaay kon nag ci gàttal Israël Palestine ku ñu fatoon la ku baadoo la après guerre bi lañ ko fat ndax Israël daf leen Hitler daf leen fitnaal rey si ay millions nee nañ du xeet bu baax amatuñu fu ñu jëm Nations Unies ñëw négocier ak communauté internationale ba mujje waa Palestine d'accord ne dinañ leen fatandi rek la woon pour loolu ñu dem rek daal di sax ren nag waaye nag nekk ay borom yi xam-xam ay saay-saay am arme am yi gànnaay xam technologie yëf yi di màgg ba mujj gi ñu jàpp palestiniens yi ba max leen ba am ñu génn fi ma wax yow am na ay palestiniens yu nekk ba tey en exil ña fa toog di xeex mooy garmi ñoo toog di xeex ne suñu suufu maam la duñ fi jóg loolu Israël Palestine ku ñu fat la nga xam ne doxandéem la woon jóge ca guerre ba Hitler fitnaal leen mu am ay survivants Palestine di jaay dégg nga xol bu yaatu fat leen ñu dem fa jur fa ba yëf yu ëpp loxo ba ñu dëkk fa sax fay ren ba pare di fitnaal ña leen fatoon affaire u baadoo la dëgg la def kon nag loolu la Senghor xamoon nee na bu dul affaire u diine sax Israël Palestine dañ leen war a jàppale parce que c'est une violation des droits les plus élémentaires de l'être humain 71 la ci Sénégal jóg di xeex 77 ñu recevoir Yasser Arafat 78 ñu may leen ambassade 78 ñu jox leen passeport diplomatique
Abdou Diouf ñëw ñu joxaat ko ndombal tànku président du comité des Nations Unies pour l'exercice des droits du peuple palestinien. Abdou Diouf dem Nations Unies jëlaat ndombal tànk boobu joxaat ko Ablaye Wade. Ablaye Wade mandaam jeex ñu jëlaat ndombal tànk boobu joxal ko Macky Sall. kon Macky Sall bi tey am na benn autorité morale boo xam ne. fu mu joxoñ dinañ ko rus ndax Sénégal tappalewul ci affaire Israël bi ak Palestine yàgg na di ci xeex te muy dëgg ci moom. voilà kon nag pour tontu sa tontu loolu moo tax Israël di def le tout pour dugg OUA ndax bu mbir xewee ci àdduna bi te ñu war ko waxtaanee Nations Unies 192 états membres la waaye ña war a woote boo ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi kii la Afrique la parce que 55 états membres la. mu ne nag ñii bu ma leen xësee ba am. ci sama poos. caay-caay gu ma bëgg a defati bu lu coow li bari Nations Unies wóor na ma ne Afrique man lay wooteel parce que observateur nañ ko jàppee noonu. dëgg la macha allah barakallahu imam mel na ni israéliens yi moom seen caay-caay gi daanaka ba léegi moom la ñuy continuer di def waaye comme ni nga ko waxee rek comme borom bi subhanahu wa taala moom lii responsabilité jullit ñëpp la waxoon na nag innahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kayda fa mahil lil kafirin amilhum ruwayda kon jullit ñi wax dëgg yàlla ni israéliens yi toogee di def ay pexe ngir continuer di noot Palestine ñoom it war nañu góorgóorlu ñoom it boole seen doole di ut ay pexe pour ñu delloo Palestine suufam wax dëgg yàlla am na solo trop macha allah ci li nga ci développé yëpp. beneen laaj bi mooy li nga xam ne moom moo lëmbe woon temps yi réew mi muy avortement médicalisé plateau yu bëri waxtaan nañ ci muy loo xam ne bëgg nañ ko légiférer fii ci suñu réew te ñun suñu diine nanguwu ko suñuy caada tam nanguwu ko te bu ñu ko seetaanee it dafa am influence bu muy indi su boobaa dina indi sañ-sañ ci xale yu jigéen yi gannaaw ba nga xamee ne mel na ni bi ñu fexee ba dugal préservatif mbir yi dafa échec ñu dugal pilule du lendemain mbir yi dafa échec léegi ñu indi avortement médicalisé lan nga ñu mën a wax ci loolu yëpp macha allah. waaw xam nga ñoom féministes yi yëngatu ci boobu wàll sax pour ñu daganal fi yàq biir maanaam avortement. am na ci ñaar wala ñett yoo xam ne dama leen yàpp. dañ may woowee sax tonton ma di leen. delloo la politesse naan leen jarbaat. particulièrement ki ñoom Ndeye Amy Sakho. mooy porte-parole comité de plaidoyer bu task force defe naa ñoom nan la ñu tuddee seen kuréel bi. pour la légalisation de l'avortement médicalisé. dama ko doon soñña keroog ma ne ko yéen seen flyers yi dépliants yi. xoolaat leen am na ci lu ma ci liir kilifa diine yi ko gis dina leen mere booleeg mere bu njëkk ba mu leen mere ci lii ngeen fi bëgg a daganal te ngor bu ko diine boobu. mu ne ma loolan la. ma ne ko ñëpp a xam nañu ne l'islam ñeenti ngir yu mag moo fi am ëpp na ko sax waaye ñeent yi ci ëpp solo. ci ëpp solo waaw moo di ngiru imam Malik kii l'école doctrinale bu Hanafite. ensuite la jurisprudence Shafi. jurisprudence Hanbalite. ak Malikite. te ku ci nekk turu koko sos moom lañ ko dàkkantal. la jurisprudence Malikite mu ngi jóge ci imam Malik. alors gis naa na ngeen bind naan yéen féministes yi. waaw avortement bi ñu ngi nii di ci indi ay jafe-jafe te ñoom umma islamique bi sax bokkuñu ci kàddu ndax boo demee ci jurisprudence Hanafite. ñoom nee nañ bu fœtus bi defee téeméeri fan ak ñaar fukk 120 jours. ci lay doog am bakken. nga dem ci waa Shafi. ñu ne bu defee ñeent fukki fan. Hanbalite noonu Malikite noonu. wane ko gis naa ngeen di wax loolu di ñu mel ni ñuy kokkali wane ne yéen ñii di contre avortement sax ndeke jubóowu leen seen biir ma ne ko nag juum ngeen. juum nañ de. ndax yàlla dafa def sutura su rëy fii ci Sénégal. mooy donte le këru diine yi li muy taaru yëpp
yàlla def na sutura Touba Tivaouane ak Ndiassane ak Thiénaba ak Niassène Medina Baye Layène famille omarienne ñoom ñëpp ñu ngi askanoo ci jàngale Imam Malik ba tax na Imam Malik ci la ñu tënk te moom ci boppam àdduna ci ginnaaw bi mu sukkandikoo ci benn hadiisul xudsi bu wér. hadiisul xudsi pour xale yi ñuy déglu mooy hadiis yoo xam ne donte le du alxuraan waaye suñu borom moo ci waxam ñun. ndax waaye alxuraan alors Imam Malik ne bu embryon bi maanaam mooy ovilu ndey ji ginnaaw bi nga xam ne ferñeent bi jógee ci baay bi fécondé na ko loolu la ñu tuddee embryon. alors nañ bu embryon bi nekkee ci biiru ndey bi au bout de la 42e nuit mooy bu ko defee ñeent fukki guddi ak ñaar suñu borom dafa yónni benn malaayika chargé ko benn mission bu ñuy wax ruuxu rabbaniya mu di daf koy ëf sol ko aw ruux waaye entre parenthèses même ci biir ngiru Imam Malik am na ay wuute ci boobu wàll parce que am na ñu ne 120 jours la waaye nag 120 jours yi bokkul kooku beneen malaayika la buy ñëw def mission bu ñuy wax taswiir mooy dafay fexe ba embryon bi mu sos ci moom ay cër ay nopp ki tànk ci nopp yooyu boobu mooy def 120 jours waaye bu defee ñeent fukki guddi ak ñaar malaaka bii ñëw ruuxu rabbaani lañ ko sant mooy dañ ko ne sol ko aw ruux à partir de ce moment là bakken taxaw na à partir de ce moment là sareetul Muhammadiya jàpp na ne comme que bakken taxaw na ku ko faagaagal war nañ la àtte ci yoon comme ku faat bakken loolu daal la liiru Imam Malik wax këru diine yëpp bi la ñuy tënk kon loolu ngeen bind boo leen laajte woon erreur boobu doo leen ko def alors ma ne ko nag bakken bu xësee ba taxaw dafay firndaal ni ñaari way dencante dafa am fu seen xam-xam yem la preuve bu ñu xësee ba jote lan la ñuy def dañuy toog dégg parce que la ci des xamuñ ci dara wallaahi domaine yàlla la waaw moo tax nag ñun ñi ngi sant suñu borom bi nga xam ne lii ñu wax nii léegi te l'islam nas na ko ça fait 14 siècles mois de mai bi dëkk bu xarañ ci wàllu xam-xamu docteur mu di États-Unis daal di ko dëggal seetaan ngeen ko yéen ñëpp ci TV5 wala France 24 presse internationale bi mooy coow li am dans l'état du Texas nga États-Unis dafa am juróom fukki état ñoom ñoo boole seen bopp tuddee seen bopp États-Unis d'Amérique waaye ku ci ne da ngay am autonomie pour di régler sa ay mbir moo tax nag gouverneur du Texas moo xëy bés woo presse bi daa ne gars yi mbir am na ñu ne ko mu ne avortement bi dañu foog ñu xoolaat ko parce que way kër docteur dañu def découverte bu yéeme ba tax na foog ñu xoolaat texte yi ñu ne ko léegi texte yi lan la mu ne daal def naa benn loi signé naa ko dañ koy siiwal pour ku nekk xam ni way kër docteur nee nañu fœtus bi nekkati boobu bu defee juróom benni semaine ci biiru yaay bu demee defi échographie ñu connecté ko ak électrocardiogramme gis nañu ne cœur baa ngi baat kon bakkenam voilà kon nag xaatim bu bees bi ma xaatim mooy l'avortement est interdit dans l'état du Texas au-delà de 6 ans léegi féministes yi nekk Texas yëpp jóg cotiser dajale xaalis bu bari dem embaucher ay avocats yu xare pour ñu attaquer loi bi def recours au niveau de la juridiction alors ñu daal di jóg dem cour suprême daal di toog mois de parce que coow li mois de mai la woon ñu toog juin juillet août ba septembre bii ñu génn acte bi daanu na le 2 septembre cour suprême nee na maa ngay dëggal le gouverneur Greg Abbott wax naka jekk ay way kër docteur
nemmeeku nañu ne xale bi bu defee juróom benn semaine ci biiru ndeyam kër baa ngi commencé di battre kon bakken na kon non seulement dëggal naa ko mais ku bi avorté te fekk xale bi am na 6 semaines ci biiru ndeyam dinañ la teg attewu bu faat bakken non seulement ça waaye lii ñi def recours wax naan waa bu dee inceste wala viol mu ne même bu dee inceste ak viol la bakken la rek ku ko laal États-Unis dana la teg daanu ku rey ni waaw te 6 semaines yooyu mu wax 6 semaines boo ko multiplié par 7 ñaata jours la du 42 6 fois 7 42 lan la imam Malik waxoon y'a 14 siècles dafa ne au bout de la 42e nuit kon la l'islam waxoon ñoom tubaab yaa ngi koy bàkkoo te l'islam waxoon na ko ça fait 1400 ans da leen rawee lu bëri alors kon nag loolu nekk na loo xam ne science médicale bi moo ko confirmé waaye terewul yërmande ji nga xam ne moo lalu diine suñu borom fësal na ko ci domaine activité humaine yu bari ba joxe na sax àtte ci avortement ndax diine l'islam moo tëddee noonu li ko firndaal mooy suñu borom nii président Macky Sall def wala Emmanuel Macron wala Joe Biden bu États-Unis ku ci former sa gouvernement bu bees ministre bu ne da nga koy jox loolu ñuy wax lettre de mission bu amee ko dénk wàllu mbay mi nga ne ko lii laa séntu ci yow ci résultat koo xam ne da nga ko dénk mbirum njàngale mi nga jox ko lettre de mission ne ko résultat yi laa séntu ci yow suñu borom subhanahu wa taala itam yonent bi mu yónni daf lay jox lettre de mission wax la dégg nga li nga ko war a doxal ci mbindeef yi lan la waaye ulamaaw tafsir yëpp d'accord nañu ne lettre de mission bi gën a daw yaram mooy bi mu jox Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et qui tient en une phrase daf ko ne wama arsalnaaka ila rahmatan lil alamin dara taxul ma wàcce la ci mbindeef yi lu dul ngir fësal sama yërmande ci ñoom kon l'islam diine yërmande la suñu borom dolli ci ne ci suratul baqara laa ikraha fi diin diine amul wañaar loxo amul xoñoñal amul buntu xatal nga yàlla démocrate dëgg la alors ci biir loolu nag shariatul muhammadiya comme que lépp lu mu santaane dafa sóoraale mata dig doomu aadama xam na ne matuñu nee na jaam bi boo jàkkaarteeg ñaari safaan te ala kulli alin mënoo rëcc foog nga jël ci benn l'islam may na la nga tànn ba gën a woyof masalan tubaab nee na face à 2 mots le pluriel de mal MAUX il vous est permis de choisir le moindre mal à titre d'exemple yow sa Seydi Mohamed nga doon tukki war a jóge ci benn village war a jëm ca beneen diggante ñaari village yi benn àll bu dansa nga ci mbaare deytaal yi nga daal di réer di wër ñaari fan ñetti fan pour gis sa yoon xamoo foo jaar rek jaaraat fa ndax àll bi dafa yaatu xiif ak mar bëgg laa rek foofu tamit shariatul muhammadiya indiwaat yërmande dal di ne doontale xaraamal nañ la ci yow Mohamed ngay lekk médd parce que l'islam xaraamal na ko te fekk da nga jàdd au détour d'un buisson rek fekk ginaar gu dee wala béy bu dee mu ne doontale xaraamal nañ ko mais da nga nekk ci situation de force majeure bu situation dangereuse boo xam ne sa bakkan xaj na ci l'islam dawal na yërmande may na la nga jëfandikoo waaye nag boo xasee ba gindiku ba egg xaramalaat nañ ci yow lekk médd noonu l'islam di raisonné ci lépp masalan kon avortement même at l'islam dafa ne la règle générale c'est l'interdiction te du ngir imam Malik rek ko wax ngiru Shafi Hanbali Maliki Hanafi ñoom ñëpp dañu ne ginnaaw sax affaire ru at bu amee nangami fan ci la ruu di ñëw ak yooyu ñoom nee nañ la règle générale c'est l'interdiction waaye bu fekkee ëmb bi am na nu mu tëddee de sorte que way kër docteur yi indi nañ ay firnde yu wér nii parce que am na ëmb yoo xam ne dafa ànd ak ay trouble cardiovasculaire di ànd ak insuffisance rénale waaye kër docteur indi ay firnde yu wér ne ëmb bi bu ñu ko bàyyee mu continuer bakkenu ndey ji mu ngi ci xottu gerte l'islam nee na dans ce cas et dans ce cas seulement autorisé nañu ñu sauver bakkenu ndey ji ci kaw teqali ko ëmb bi kooku c'est la seule et unique dérogation bu l'islam joxe amul ñaar amul ñett ku ci am ñaar wala ñu nga indi ko nga wax ban téere nga ko gis benn bunt boobu rek la l'islam joxe bu fekkee bakkenu ndey ji mu ngi ci xottu gerte suñu borom ne faral leen ndey ji sauver ko alors
ci loolu nag ci le législateur Sénégal sukkandiku daal di nas l'article 305 du code pénal bu ne Sénégal xaraamal nañu yàq biir sauf bu fekkee bakkanu ndey ji xaj na ci le code de déontologie des médecins ñu dëggal ko daal di ne ñun médecin Sénégal moralement et sur le plan de la déontologie et de l'éthique professionnelle aaye nañu suñu bopp IVG interruption volontaire de grossesse sauf bu fekkee beneen pexe amul pour sauver bakkanu ndey ji lu dul pratique avortement waaw kon nag Sénégal yàlla defal nañu sutura ci wàllu diine ji wax na ci lu leer ba ci sax suñu mbokku catholique yi au passage maa ngi gërëm Abbé Alphonse Seck parce que télévision marocaine daf fi ñëwoon interviewé na waaye ba ma ko seetaanee ndekete yoo suñu mbokku catholique yi ñoo gën a radical jullit yi xam nga ñu ngi fi nekk naan waaw Anafit nee na bu defee 120 jours Chafi nee na 40 jours waaye catholique yi day ne dès la conception moom jàpp nañu ne que une vie humaine est engagée te bu ko kenn laal ndax lu création yàlla te yàlla rek moo am droit de vie et de mort alors kon nag Sénégal yàlla dem na sutura 98% de croyants catholiques et musulmans confondus dàq nañu avortement l'article 305 du code pénal ak l'article 35 du code de déontologie des médecins l'article 15 de la loi sur la santé de la reproduction dàq na avortement encadré na ko ba nee na kenn du ko def lu dul bu fekkee la vie de la mère est menacée loolu koy leer na waaw féministes yi jóg ne bërit rek dugg ci langue gi neen waaw viol yi nag ak inceste yi d'accord jigéen ñooñu natt yooyu dal ñëpp am yërmande ci ñoom ëpp leen nit ñi yërmande kenn amul droit abandonné leen ci loolu leen dal violé la ba ëmb juddu ci wala mbokk bu la jegee nijaay ak tonton saay-saay yu mel ni man teg la ko kenn amul droit seetaan leen waaye ce n'est pas une raison ñu bëgg a jël toute la législation sénégalaise nga xam ne dafa am une portée nationale dammat ko faagaagal ko pour saafaraal problème yoo xam ne mën nañ ko régler au cas par cas alors ñu ne ma nag léegi au cas par cas yi lan ma ne leen balaa maa dugg ci affaire au cas par cas féministes yi ku leen toppoon heureusement def nañu tournée xalif yëpp jóg nañu d'ailleurs sax semaine prochaine la ñu war a dem seeti njabootu Seydina Limamou ndax seeti nañu le xalif de la famille omarienne ñu ngi koy gërëm bu baax sëñ Madani Tall recevoir na ma le jeudi 7 octobre maak le comité de défense des valeurs morales bu sëñ Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall mu nga yabaloon jawriñam oustaz Adamou recevoir nañu ba mu génnee def na déclaration bu dëgër ñu ne waaye déet waaye demande d'audience ba ñu yónnee woon Tivaouane sëriñ baa ngi nii def lu rëy et avant mu ñuy recevoir sax profité na ci discours gàmmu gi en présence des membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale moom tamit yëkkati fatwa bu dëgër mais lii moom bu mu fi am alors kon yàlla dogal na kon mbir mi ku leen topp ñoom féministes yi dana fi indi problème bu rëy parce que ñoom seen prétexte moo di oui ce sera bien encadré juridiquement du am débordement ma ne ko 82 83 atte xaju fi di ngeen fiy dugal affaire bu planning familial naan waaw am na ay couple yoo xam ne dañu bëgg a sori njur ndax xëy na soxna si dafay faral di nef mu ci juróom benn wala juróom ñaari doom te dafa commencé di néew kattan dégg nga physiquement et cetera l'islam nangu na sori njur waaye ci kaw mu nekk ci biir couple boo xam ne alxayri dox na seen biir yéen ngeen ne non non amul problème kon nag planning familial uniquement pour les couples mariés ma ne loolu ngeen waxoon léegi demal ca centre de planning familial ay xale yu tuuti yu am 16 ans 17 ans mooy fekk assistante sociale bi mu wóor ko ne kii foo la bëgg ak njaaloo ji ak défi du vagabondage sexuel waaye du tere sàkku teefam mu defal ko ay këyitam xale bi dem jëndi ay pilulum dem defi caay-caay mu ngi nii te pourtant da ngeen doon wax ne ce sera encadré la même chose boo leen ñu ne ce sera encadré pour que viol yi rek la ak inceste bi Serigne Babacar Sy Mansour wax ma ko nee na buntu la boo xam ne ëpp na tijji bu ñu ko tijjee dana nekk buntu garage bu yaatu boo xam ne dañ ko bëgg a tëj mu tëj alors rawatina Sénégal ni mu bindoo xam nga ko si caay-caay
ci sos di nga gis xale bu saay-saay boo xam ne xëy na mësul juboo ak nijaay mu dégg na léegi avortement médicalisé légalisé nañ ko bu fekkee viol ak inceste bu ne inceste mooy lan ñu ne ko bu dee sa benn kilifa boo xam ne sa mbokk la sa baay wala sa nijaay egg ci yow ba ëmb fekk la rek seytaan ne car dugg ci xel fekk wër na Ndakaaru rajaxe ko ba ëmboon xamul nu mu koy layee nag mais attan naa jóg rek dem ci ñiy toppatoo affaire bu avortement médicalisé ne dama ñëw pour avorter parce que sama nijaay moom ak yow rek fekk du dëgg kon dana dugal Sénégal ci guute goo xam ne méfiance sosalante tuumalante et cetera alors kon nag loolu la sëñ Mountakha sëñ Babacar Sy Mansour tënk ci kàddu te fekk sëñ Madani Tall jiitu ko ci semaine bi ci topp voilà léegi dañ doon bàyyi sëñ Mountakha noppalu ko tuuti si coono màggal bi moo tax ci moom la ñuy mujjee voilà parce que semaine bii di ñëw programme nañ Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène après ñu dellu Touba ñu jógee Touba nag def l'église alors léegi maa ngi doon wax naan dañu bëgg a jël ay problème yoo xam ne mën nañ ko régler au cas par cas ñu bëgg rek gàjji loi bi dindi ko ubbi bunt ubbi boulevard bi alors que c'est des cas qui peuvent se régler au cas par cas naka lañ ko mën a régler au cas par cas mooy ñun Jamra ak kuréel yi ñuy àndal parce que maa ngi profité pour wax ne contrairement à 2013 bu ñu njëkkee jàmmarloo ak mouvement féministe yi parce que boobu la gars yi dëgg la seen cong bu njëkk pour daganal fi yàq biir Jamra kottaloo waaye àdduna dox na ba léegi créé nañ coalition bu ñu tuddee le collectif n'est-ce pas non à l'avortement moo tax xalifa généraux yi ku ci bind leen loolu la ñuy def le collectif non à l'avortement composé de daal di limal kuréel yi Jamra ngi ci biir le comité de défense des valeurs morales bi sëñ Bassirou Mbacké Chassou Fall mooy jarbaatu sëñ Mountakha di sët ci Mame Cheikh Ibra Fall mu ngi ci biir UNAPES bu Abdoulaye Fane Union nationale des parents d'élèves mu ngi ci biir Aar Daara bu oustaz sa naataango oustaz Makhtar Sarr di animer émission Axiru Zaman te nekk kilifa ci ànd sàmm noonu jikko mu ngi ci biir le comité de défense des valeurs morales bu imam ratib bu Tëngéej El Hadj Aliou Dia mu ngi ci biir déedéet boobu sëñ Bassirou Mbacké Chassou Fall kon nag El Hadj Aliou Dia moo jiite l'ONG Daaral Quran wal Ihsan moom itam mu ngi ci biir waaye kër docteur yi SUTSAS le syndicat unique des travailleurs de la santé maa ngi saluer au passage Mballo Dia Thiam son dañuy dem ba yërëm ko sax ci coono yi ñoom it ñu ngi ci biir mënuma leen lim yëpp ba ñu jeex mat nañu 48 organisations alors moo tax nag bu ñu bind kilifa bu ñu bind boo ñu recevoir comme que ñëpp mën nañoo dem ndax ci période mbas la ñu ne dañuy jël 3 ou 4 ñu dem kon nag dañ doon xaar màggal gi passé ak gàmmu incha allah dinañ yegg yëpp alors ñu ne ñu lan ngeen proposé ñu ne leen ñun du ñu ne lii baaxul rek pour ŋaññi rek ba pare toog déedéet de boo nee lii baaxul da ngay yëkkati dara teg à côté la ñu teg à côté lu leer la te dafa dëppoog suñu caada ak suñu cosaan mooy orphelinat yi te Jamra koy jëfee depuis 8 ans 7 ou 8 ans ñu ngi koy jëfe orphelinat ngi fii ca ci leen ñu di ko wax les sœurs franciscaines de la Médina ay labbe ko yor beneen orphelinat ngi fii Sicap Liberté 6 ñu di ko wax la Rescousse beneen orphelinat ngi fii unité 11 Parcelles Assainies ñu di ko wax orphelinat sëñ daaray sëñ Saliou soxna su sawar moo ko yor Ndeye Awa Sadio kooku la Jamra di gën a liggéey ak moom sax dinaa leen wax ci yenn anam beneen orphelinat ngi Mbour beneen orphelinat ngi Kaolack ak Thiès orphelinat yi bari na ci dëkk yi waaye doo dégg mukk mouvement féministe yi wax ba tudd leen ñun dinañ leen tudd nag ndax ñu ngi liggéey ak ñoom sowe nañu ay bakkan yoo xam ne Jamra signalé leen ko ñoom tax na ba jur sànni bi mu ngi wàññeeku juru gedd sànni mu ngi wàññeeku avortement ñun réglé nañ fa ay cas ay jigéen ñoo xam ne seeni waajur ñoo ndaw ñëw ci imam Massamba déy ne ko sama doom kat nattu daf ko def mu ngi wax daal ak yaayam naan dafa bëgg a avorter bi dem daal di def benn délégation de 2 ou 3 imams dem fa ñu seq xale bi ñii di ko waar
yëkkati ay teg yëkkati ay addis teg ba xol bi tooy ba muy jooy ba mu nangu ne ndekete moom lii mu yor ci biir bi borom mbakken la alors bu ko defee ñu daal di ko mettre en rapport ak orphelinat yàlla dimbali ko ñu xamal ko ne orphelinat bi soxlawul a xam sa tur laaj ñu la sa carte d'identité mooy mucc nga léegi bàyyi fi xale bi ak bakkanam nga dem laaj ñu la nga cotiser pour ñu jënd biberon di jënd meew couche bébé wala meew Cerelac demal na nga ñëwee woon dans l'anonymat comme que nee nga da nga bëggoon garder sa honneur kay garder nga ko parce que kenn yëgul da nga bàyyi fi xale bi ndax xale bi ak xale yu bari Jamra yemul rek ci soowe leen ñu yóbbu leen ci orphelinat dañ ci boole ñun di liggéey ak ñi nga xam ne dañu sëy ay 5 ans 10 ans mën ñoo fexe ba am doom alors ñooñu ñu bari dañuy contacter su ko defee ñun ñu accompagner leen au niveau du tribunal régional pour ñu déposer demande d'adoption alors bu ñu déposer demande d'adoption bi nag tribunal daf lay mettre en rapport ak AMO action éducative en milieu ouvert organisme la bu nekk ci kilifte bu ministre de la justice ñooñu convoqué couple bi nga xam ne sëy nañu nangami at amuñu doom laaj leen lan ngeen bëgg góor wala jigéen ñu daal di wax li ñu bëgg ñu def enquête de moralité parce que foog tribunal am garantie ne xale bi day tàbbi ci loxo yoo xam ne dana nekk en sécurité bu ñu paree greffier bi daal di def benn attestation de non réclamation de l'enfant de la part de ses parents biologiques après tribunal def beneen kayit bu ñuy wax attestation de déclaration de disparition wala d'abandon alors bu couple bi amee ñaari kayit yooyu nag alors daal di ànd ak waa AMO dem ci orphelinat bu ko neex mooy yi ma leen cité sànq ñu ne ko loo bëgg ndiir bu tooy xepp nga bëgg wala xale bu xaw a dëgër am 2 ans 3 ans bref mu tànn su tànnee mu signé jël engagement yóbbu xale bi xale ba ne yaay ja naroon rey dal di mucc am famille bu bees ngeen ngénte ko seen ngénte bopp utal ko tur utal ko sant loolu la ñu wax mouvement féministe na ngeen ñëw ànd ak Jamra ñu continuer liggéey boobu ndax ñun wéet nañ ci loolu bu ko defee millions yi ngeen di yàq di def ay publicité télé ay publicité rajo ngir def propagande yàq bi avortement médicalisé di wane benn xale buy jooy naan sama nijaay ma teg rek laa loolu amul njariñ jël leen xaalis boobu ngeen foog ko tasaare ko ci orphelinat yi ndax orphelinat yi ma lim sànq am na ci ñoo xam ne dañu am problème fay luyaas am na ci ñoo am problème mu facture ndox am na ñoo am problème mu ndox problème mu courant ñii am problème mu biberon ñii am problème mu meew ak Cerelac ak couche bébé xanaa parce que état joxu leen budget ay nit ñu baax bonne volonté yu mel ni Mohamed rek ñooy ne bu weer dee ñu jaar fa yëkkati seen benn 5000 francs joxe keneen def noonu ñoom la ñuy dajale pour mën a fonctionner. de l'occasion nag ñu delloo njukkal le champion de lutte Modou Lo ndax saa wu amee combat ñu fay ko cachet bu ko neexoon yemale ko ci jëmmi boppam ak yi mbokkam waaye bu ci mujjee daf ci xàppati lu am solo waaxu ba unité 11 orphelinat daaray Sëñ Saliou bi nday Awa Sadio yor dimbali leen meew ak couche bébé Cerelac pour xale yi yàlla na ko yàlla bindal tiyaaba ak yu bari alors kon nag loolu ci la ñu séentu mouvement féministe yi jël xaalis bi ñuy yàq pour publicité avortement nañu ko jox orphelinat yi bu ñu dimbalee orphelinat yi boole ko publicité siiwal ko parce que am na jeune fille yu bari yu amee natt yooyu xamuñu ne sax Sénégal am na orphelinat orphelinat yi doo fay orphelinat yi duñ la laaj sa tur duñ la laaj carte d'identité muccal bàyyi fa xale ba te nga dem te nga bàyyi xale bi ak bakkanam ndax xale bi la yàlla na ma ci moom rek ko xam d'ailleurs sax c'est l'occasion di gërëm Ndeye Awa Sadio parce que am na xale bu ñu sowee ci wàllu avortement mucc na ngénte nañ ko ba biñ koy ngénte sax ñu ngi ko jox turu imam Massamba Diop président exécutif bu Jamra kon nag ñu leen ci gërëm bu baax. macha allah barakallahu imam Makhtar li ñu feeñalal am na solo trop ci avortement médicalisé wax dëgg yàlla new leen rek du fi amee waaye indi ngeen ay solution yi moo di ne képp ku mu dal par accident wax dëgg yàlla
utal ngeen ko béréb yi muy dem yoo xam ne turam du feeñ te xale bi ci boppam dina nekk ci ay loxo moo gën muy faat bakkan. te sëñ Mohamed pour ma ci jéggal ma dama ciy dolli ne ku réere mbiru orphelinat te natt yi dal la bul avorté xale bi bul ko faat bul jur sànni comme que yéen a ñuy seetaan ci Medina TV jokkoo leen ak sëñ Mohamed Gueye. incha allah Mohamed dana ma woo. incha allah ñu toog ma wax la ban orphelinat nga bëgg ñu yóbbu la. ñu encadré la ba xale bi mucc ci sutura te kenn du ci xam dara du ñu la laaj sa tur du ñu laaj sa carte d'identité li ci am solo mooy yow ne nga da nga bëgg sa dignité sa honneur mucc di nga si mucc incha allah xale bi itam bakkanam dana solo kon nag na ngeen jokkoo ak Medina TV incha allah xëy na boo leen xoolee ci écritel bi numéro yaa ngi noonu di circulé ku ci amee nattu wooteel foofu incha allah soo jokkoo ak Mohamed dana ma woo ñu fexe ba am jataay ak yéen dimbali leen boole leen ak orphelinat bu gën a jege seen kër ci sutura amul presse amul journal amul reportage amul journaliste amul dara ci sutura ñu waxtaan seet ni ñu mën a def ba dimbali la encadré la ba nga mucc jàmm nga bàyyi fa xale ba te nga dem xale bi tamit ñu utal ko léegi beneen famille parce que am nañu yàlla nattoo toog juróomi at di sëy juróom-benn at fukki at amuñu doom voilà kon nag bakken dafa am solo doom bii ngay bëgg a rey am na ñoo xam ne doom rek la ñu bëgg te amuñu ko te bu dul dara yi tamit mbindeefu jàmbur la suñu borom moo ko bind moo wax ba pare fonk ko nag wala xadd karam naa bani aadama moo ko moom kenn amul droit dugg ci kon sëñ Mohamed maa ngi jégalu loolu laa doon précisé ku ci soxla leeral rek woo ko mu woo ma ñu teg leen ci yoon incha allah barakallahu imam ñu ngi lay delluwaat di sant di la gërëm ak waa ONG Jamra yëpp wax dëgg yàlla liggéey bi am na solo trop wax dëgg yàlla yéen a ngi liggéeyal yàlla ci kaw suuf yéen a ngi wuutu borom subhanahu wa taala ci kaw suuf ni mu ko waxee woon ne inni jaa'ilun fil ard xalifa wax dëgg yàlla yéen a ngi taxawaay boobu macha allah kon message bi ñu ciy dolli rek mooy wax dëgg yàlla waa Jamra indi nañ solution ci li nga xam ne moom mooy contre avortement médicalisé kon nit ñi tamit nañ ci bàyyi xel waaye tamit loolu tekkiwul ne dañuy boyal xale yi rek pour ñu tamit dem defi lu leen neex tamit pour loolu dal leen ndax borom subhanahu wa taala moo njëkk indi solution ci loolu mooy laa taqrabu zina kaanat faaxishatan wa saa sabila bu leen jege njaaloo sori leen ko donte du duggoo ci néegu sëy wax dëgg yàlla góorgóorlul ba bañ a jege njaaloo su ko defee yooyu du la dal wax dëgg yàlla ba avortement dina ci fekk wala leneen dala ci fekk kon ñu ngi sant di gërëm imam Makhtar wax dëgg yàlla ci leçon yu tegtale yi wax dëgg yàlla yi nga xam ne baaxa nañu ko baaxee ko internet yi dañ koy bàyyi rek mu tàggatoo incha allah ñu jox ko di daje beneen yoon xam naa dañ koy jàppal idd ndax am na yeneen ñu ci bëggoon indi incha allah waaye comme xat-xatu jamono moo tax incha allah dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak mbokku internet yi. waaw jërëjëf borom tur bu tedd bi xam naa ne li wolof di wax rek yoon yemul ci benn. te am na leneen lu ko ci wax tamit ne li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin et comme que dootuma gan ci kër gi. waaw kay xam naa incha allah balaa yàgg dinañu amaat yeneen i jataay. incha allah xëy na du ñàkk bu ñu jeexalee tournée bi. parce que dafa boobu nañu dégg nga Tivaouane kii ak famille omarienne. alors dañ doon xaar màggal gi gàmmu gi passé ba ñu eggali ko. incha allah du ñàkk bu ñu jeexalee tournée bi nag bu ñuy def bilan bi. waaw incha allah du mën a ñàkk ñu mën ci rëccante ay gan. alors ñu ngi gërëm mboolem téléspectateurs yi Medina TV. te di leen baalu àq yi nag ndax coppati nañ ci seen i ay simili ak seen i jot. xàppati nañ ci as tuut. waaye xëy na jar na ko parce que dañu doon waxtaane loo xam ne. njariñu askan wi la. te di ñaan suñu borom rek kàddu yi ñu fi yëkkati suñu borom barkeel ko. te itam ñu yeesalaat rek mbokku téléspectateurs yi suñu disponibilité. pour ñi nga xam ne soxla nañ ay renseignement ci boobu wàll. nga xam ne àla kulli alin moo gën jur sànni moo gën di faat xale ci biiru ndeyam. ci jox la ay renseignement ci alternative bi ñu am ak liggéey bi Jamra di def ak orphelinat yi. alors xëy na du ñàkk waa Medina TV bind ci suuf écritel bi numéro téléphone bi ngeen mën a jotee sëñ Mohamed Gueye. alors su boobaa moom mu jokkoo ak ñun ne kaa nangam de am na su boobaa ñun dinañ xam ni ñu koy defee ci sutura. nga mucc ci sutura. xale bi itam bakkenam sowee. comme que bëggoo ko
bul ko faat dinañ fexe ba utal ko beneen famille boo xam ne xëy na ñu ngi sëy juróomi at mbaa fukki at amuñu doom yàlla na yàlla dàqal réew mi seytaane yi amiin amiin te ku fi bëgg a dugal pexe boo xam ne ngor bu ko diine bu ko yàlla na yàlla nasaxal say pexe amiin amiin mouvement féministe yi ñu ngi leen di woowaat di leen tàllal loxo nañuy ñëw seet ni ñuy sowee xale yi tey ñu bàyyi ci li ñu moy rek naan faat xale yi seen biiru ndey ndax loolu mooy avortement faat bakkan kese la ñu ngi leen tàllal loxo ngir ñu ànd ak yéen ànd ak Medina TV ñu taxaw jigéen ñi nekk ci njaxare orienté leen ci orphelinat yi ngeen am ci tiyaaba Medina TV am ci tiyaaba Jamra am ci tiyaaba yàlla na yàlla ñor di fan suñuy kilifa diine yi te toftal ci wér mawludul nabi bii ñu génn liñ fi jàng ci ay zikkari ki ñaan ak i xasaayid ak i istixfaar yëpp yàlla nañ ko suñu borom nangul yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi te làqal ñu Sénégal fu yàq yeggu wa asalaamaaleykum wa rahmatullah. macha allah jërëjëf Imaam sant nañ la gërëm la ñuy jox dig daje mbokk internet yi ci beneen émission ulul albaab uridu ila al islaaha ma stata'tum wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.